asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dalee nag jàmm ci xibaaru digg ba ca gi ñu door ko li ci gën a fës bu bokk ci parti démocratique sénégalais gi nga xam ne nag gis nañu ne daal soo moytuwul dina naa dikkalaate gannaaw ba ki nga xam ne moo di secrétaire général ba di Maître Abdoulaye Wade daal kon fal pour secrétaire général kon bu bees ca foofee tax nag ba ñenn ci ay analyste di ñi xam-xam màcc si wàllum politique xam nañ ne daal boobu lépp changement gis nañu ne dina am ay jafe-jafe yoo xamante ni dina ko jur ndax ñenn ñi ànduñu ci benn yoon ñu ci bëri nag yaakaar ne Karim Wade moom moo nekk ci gannaaw ñu wax ci vacances suñu nguur gi di bër gi ñu bër kon nguur gi jamono ji nag ñu ngi ci lu ni mel tax nag ba ñu ci bëri ci askan wi ñu ngi yëkkati ay kàddu waa Pastef ñoom gis ne daal vacances yi nga xamante ni nguur gi jël nañu ko teguñu ko fenn ndax nag fu mu toll nii jafe-jafe yi bari na bokk ci wàllum ñàkkum kaaraange l'accident yi métti di faagaagal doomu aadama ak li nga xamante ni moo di wàllum économie maanaam comme gi nga xam ne nii jamono ji dafa toll wala sax dafa kon nekk ci wetu buuta dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi. askan wa nekk ca Guéréo ñoom ñu ngi yëkkati seen naqar di ko xamle askan woowee nag nee nañu seeni suuf la ñu jël di ko salfaañee ñu joxe mbaaram tuuma nag ki nga xam ne nii moo di njiitu réew mi sàkku ci moom daal mu daal di wax ci lu ni mel ñi nga xam ne ñoom ñooy diwaanu waat sa diwaan bi tamit ay nit a ngi nii tamit jógati di yéen ña nekk ca ASC guy bën daal di xam ne daal seeni ay suuf ñu ngi koy fuxati seen loxo te ñoom duñ ci ànd benn yoon nañu leen teewlu ñoom it ci biir jotaayu xabaar yi. wax ci li nga xamante ni moo di ay poteau électrique ca fi nga xam ne mooy quartier ñetti baar foofee nag code poteau yooyu nga xamante ni dañu am courant foofee ci diggante ay kaw day sonal askan wi ñu ci bëri yaakaar ne daal lii di seen kaaraange ndax sax na poteau yooyu mën na fa maas ku nekk di nag joxañ tuuma muy di waa Senelec askan woowee yëkkate ay kàddu ci biir jotaayu xabaar yi lay doon toftal ci xibaar ci réew di ci yéen kay ñu xëy na mbokk yi léegi-léegi ñu dugg ak yéen ci faram fàcce dañ koy door ak lakk gu métti nga xam ne ni moom moo am ci rond-point 6 marché ba nga xam ne moom mooy jaay fëgg jaay bi 11 tegale fanweeri simili sax daal di jënd jëppet nag juróom ñetti cantine kon jot nañoo daal di lakk ba doonub doom yàq ga kon daal di ci bari loolu kenn nag faatu ci waaye li nga xam ne ni moom mooy kon lakk gi bëri na loo xamante ni yàq na ko ki nga xam ne mooy adjudant Pape Khalil wàcc du ñàkk moom di sapeur pompier du ñàkk nañu ko teewlu suñu leen di jotay xabaar ak suñu naataango ba nga xam ne demoon na fa marchand ambulant yi tamit yëkkati ci seeni kàddu xam ne daal lu ni mel lu metti la daal di jàkkaarloog loolee nga xam te ni moom mooy yàq mi te mënuñu ci dara tax nag ba fu mu toll nii dañoo yenn seeni loxo sàkku nañu nag ci ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ñu daal di leen jàppale dinañu leen teewlu ñoom it suñu leen di jotaayu xabaar. ñu wax nag ci parti démocratique sénégalais ci ndorteel gi doon naa leen ko junju fu mu ne nii mbiccoog mbaaloo daal dina juddu ndax nag daal nañu defati ab beneen secrétariat national loolee nag tax ba ñu ci xam-xam màcc ci wàllu wi yëkkat nañ ci seeni ay kàddu xam ne daal lu ni mel mën na indi ak woon tasaaroo ci parti démocratique sénégalais kii di Karim Wade nag kenn génnew ko ci li nga xamante ni moom mooy wàllu wi isatine ay coppite ñu nemmeeku ko ci secrétariat national bu parti démocratique sénégalais ñenn ci ñuñ fa ràññee woon ñu daal di ñàkk toogo ya ñoroon ay ndaw ñëw nekk ci bopp bi Abdoulaye Mbow di ko rafetlu. parti bii nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko sos ne dafa bëgg dundalaat parti bi daf ko bëgg yeesalaat kon yoon la mu andiwaat
ay kanam yu bees yoon la surtout nag mu tabb ay ndaw parce que ndaw yi tey jii ñoo yore l'avenir bi nga xam ne moom la parti démocratique soxla. Oumar Sarr bu ñu ko fàttali ko itam nekk na daanaka juróom-ñaari at yoo xam ne mooy coordonnateur national mooy secrétaire général national adjoint ay nit la yoo xam ne yàgg nañ leen gis te dañoo bokk ak Ablaye Wade bilan bi nga xam ne moo tax Sénégal yi sanctionné leen en 2012. Pape Ndiogay Faye moom muy ñaawlu ñàkk démocratie gi ñu nemmeeku ci parti bi moom sax Karim Wade la ci dut baaraamu tuuma jàpp ne ñi yàgg di xeexal baayam la bëgg a faagaagal ngir sampu. Ablaye Wade tey amatul doole ak capacité boo xam ne bii moom mooy dogal ak di dindi Karim Wade moom moo nekk Doha di teg nit ku ko neex moom déjà je pense que waroon na ñëw toog ci biir PDS baalu leen ak bëgg teg Karim Wade tax na Ablaye Wade ñàkk pouvoir ba mu ñàkkee pouvoir bi xañ na ko ay honneur lu ne bëgg nañ koo tuddee Ablaye Wade Karim bañ loo ko mais donc je me suis dit que à la limite ndax Karim Wade moom mooy natoom ñoom Omar Sarr ñii ngay wax ñoom Babacar Gaye yi ñoom Maître Sall ñi mais bu nu mosaan balaa ngay jot ci Ablaye Wade ñoom ngay jëkk a jot ñuy dem kaso. Karim moo bëgg a dàq ay wóllëre baayam di fi teg ñoo xam ne ñi dañ koy déggal mais ñoom Omar Sarr ak ñoom Maître Sall ak yu mel noonu ñoom daaw ñu nangu loolu. lan moo ci mën a fekk parti démocratique sénégalais ak ñi ñu fi tabb yees. ku mel ni Bara Gaye ak ñeneen dañoo mës a nekk ay militant parti démocratique sénégalais nekk si instance yi bari UJTL nekk si comité directeur nekk si leneen. am solo nga di bees surtout nga di ndaw mooy ngay wàcc si terrain bi. génération du concret lan la jural Ablaye Wade défaite parce que sénégalais moo bëggul ku imposer nit mais PDS la boo xam ne bi fi muy yem rek mooy fi Ablaye Wade yem waaw parce que nag ñi ñu doon identifier PDS bu ñu dindee identité yooyu mais PDS nekkatul dara. parti démocratique sénégalais mel na luy bëgg a tas maître Abdoulaye Wade tàggaloo ak ay xaritam yu yàgg ndaw yi daal di ñëw yore toogu yi gën a am doole ci parti bi waaye mu mel ni la daloon PS moo leen di yoot ñoom kuréel gii nga xam ne dañoo am doole lool bañ ko sosee ba léegi. Issa Tine ñu daal di nag wax ci fu mu nekk nii nguurug Sénégal gi nekk ci bër tax nag ba daal ay kàddu yëkkateeku na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa PASTEF gis nañu ne daal fu mu toll nii du woon waxtoom ndax jafe-jafe yi bokk ci lii di wàllum l'accident yu métti yi faagaagal askan wi li nga xam te ne tamit moom moo ñeel yeneen di mbir jëm ci li di ko moom réew mi fu mu nekk nii mu ngi ci wetu ko kon guuta askan wi yëpp soxla nag nguur gi nekk ak ñoom ñu daal di nag bër loole teguñu ko fenn di kàddu ki nga xam ne moo di Abbas Fall coordonnateur bu PASTEF bu Ndakaaru moom la ñuy teewlu ay kàddoom jokkoo na ak Fatou Bintou Diouf. dëkk boo xam ni dara doxul dëkk boo xam ni nit ñi bu ñu tëddee duñu nelaw surtout baykat yi ndax taw bi donc ndax hivernage bi maanaam taw bi ñëwul comme ni mu war a ñëwee au lieu que ñoom ñu toog fi xalaat ci loolu anticiper xool naka la ñuy def pour jàppale baykat yi ñu ngi jël vacances dëkk boo xam ne nit ñaa ngi dee ci accident yi ndax amuñu fu leen fajee dëkk boo xam ne hôpitaux yi mënuñu sax accueillir ñi nga xam ne dañoo am accident du wat dëkk boo xam ni xale yi nga xam ne dañoo yóbbu ci privé bi pour ñu jàng fa sax fayatuñu seen facture dañu tax leen dëkk boo xam ni dara doxul ñoom ñu ne dañuy dem vacances pour vacances dinañ liggéey bu ñu liggéeyoon sax Sénégal yi dañuy d'accord ni ñuy war nañ dem vacances ñaari at ñetti at a ngi nii dëkk bi liggéey ñu ngi ci ay campagne électorale ñu ngi ci ay yu kenn xamul bu teg bëccëg ñu ngi tirante ci xas nit ñi di jàpp nit ñi di tëj lu ne ñu di ko def au lieu que ñu toog liggéey ñu ne dañuy jël ay vacances loolu jaaxal nañu ñun moo tax suñu président démb mu wax ci te jaaxal na Sénégalais yëpp Sénégalais boo waxal mu ne ñoom comprendre waaye nag loolu xëy na ci ñun la ñun aussi ñu ñoo nangu suñu réew bi nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp di fay suñuy impôt ay nit pour ñu liggéeyal ñu def leen neex loolu aussi il faut ñu wax ko parce que en grande partie donc pour le moment Sénégalais yi ñoom ñoo ko nangu réew mi daal yéen xam ngeen ni doxul Sénégalais yëpp xam nañ ni doxul donc taluñu ay vacances liggéey lañu tal président de la République waroon toog fii Sénégal vacances bu ko defee ñi nga xam ne sax tubaab yi nga xam ne sax dañuy bëgg ñëw Sénégal mais ñu ne seen réew président bi fa dëkk sax foofu lay vacances donc nañ dem xooli la fa am gis ngeen dëkk bi fa xew lu dul suñu alalu réew mi ñu koy jël di ko saaxe di jàpp nit ñi ko wax ñu tëj la loolu dong lañ fi nekkee au lieu que ñu liggéey seen bopp daal la ñuy xalaat mais xalaatuñu intérêt réew mi. jundoon leen ko sànq di lakk gu métti gi nga xamante ni daal dina am ci rond-point 6 ci marché Fëgg Jaay ba fa nekk bi 11h jotee ba tegal fanweeri simili si la mbir yi daal di nag am juróom-ñetti cantine ñoom ñoo fa daal di lakk ba jeex seeni kon borom fu mu ne nag nekk ci ay jafe-jafe kii di adjudant Pape Khalil wàcc moom la ñuy teewlu ay kàddoom ak Fatou Bintou Diouf. bu jëppal donc 11h30 bi mu jotee ci waxtu dañu alerté pour benn feu tàkk-tàkk bu déclaré au niveau du rond-point de Liberté 6 précisément ci marché bi
donc bi ñu yegsee au bout de 5 minutes bi ñu yegsee automatiquement ce qu'on a fait établir nañu benn petite lance ak benn lance du dévideur tournant lance du dévideur tournant moo nekk si engin bi ak une petite lance bon feu bu violent la woon nag au début c'était un feu violent safara bi bare na saxaar bi bare woon na nit ñi tamit bare nañ fi des fois aussi nit ñooy c'est bien mais dafa day yàq suñu liggéey parce que chacun va vouloir def liggéeyam donc ñun 8 cantines nañ fi fekk yu jotoon di tàkk donc feu bi tamit tënk nañ ko si 8 cantines yoon donc ça veut dire que liñ fi fekk moom lañ fi bàyyi donc propagation amul donc fexe nañu ba fañ ko fekkoon ñu limité ko foofu 8 cantines yi nag juróom-benn cantines yi ay fëgg jaay nañuy jaay benn bi dafay jaay ay portable benn bi dafay jaay benn bi autant pour moi salon de coiffure la. kenn loru bi xëy na loru matériel la parce que lakk-lakk bu xasee ba am yàqu-yàqu dina am mais su fekkee gaañu amul fekkee tamit perte vie humaine bi nga xam moo si gën a mara taali loolu tamit amul. mu ngoog ñi nga xam ne ñoom ñooy ña fa doon koon jaay borom cantine ya fu mu ne dañoo yenu seen loxo nag yenu ndax nag mbir yi métti na doon na lu leen bett jural leen kon lu ni mel lu bari yàqu kon si li nga xam ne nii moo di seen alal tax nag ba ñoom sàkku nañu ndimbal ci ñi di njiit yi ñu teewlu leen ak Fatou Bintou Diouf. C'est mon salon seulement qui est dedans. man nag salon de coiffure laa fi yoroon bokk naa nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci lakk-lakk bi waaye si jamono ji sax mënuma wax ndax dafa métti torop. seulement. ay jàmbur la ñu jóge dëkk ba ñëw fii di liggéey di daan seen doole li lakk kenn xamul lan moo ko lakk mais vraiment population waa marché bi yëpp jàpp nañ si kon nag ñun ñëpp nañu delloo suñu xel ci yàlla xam ne yàlla moo dogal lii amul ku dee amul nag mbéy mi métti na si xol am na ay bagages jàmbur yu lakk. ñoo xam ne kenn xamuñu dañu dem lebi banque kenn xamu dañu ñëw ci tabaski la ñu jóge. lakk gi métti na trop ndaxte toog di liggéey ba si yàgg ñu wool ne la place baa ngi lakk dina nekk loo xaay dina métti waaye nag lu mu si mën doon dañ koy sant yàlla sunu borom ndaxte mën naa gën a métti comme que sunu borom yemale na ko fii kon nañ ko sant yàlla sunu borom. non bi ma ko waxee métti na ko waaye moom lu mu si mën di doon tamit taalibe Sëriñ Tuubaa la dina xam ne maanaam bakkan a gën a fort. ñu dem ca Guéréo ab département la bu nekk ca Mbour askan wi génn nañu daal takkay morceau yu xonq cuur ndax nag fu mu toll nii mënatuñu mu ñëwaale ni ñu leen di def di jël seen ay suuf di ko fal salfaañee ñu joxañ tuuma nag nguurug Sénégal ak ministre am Thierno Daaf. ngir fësal seen ñàkk ànd ak lu ñu bëgg nangoo seeni suuf si askan wi yeewoo ci dëkk bi di Guéréo ngelloo nañu seeni yëre yu xonq yëkkati seeni kàddu. ñun en tout cas population Guéréo ak ñi ma ànd ak yëpp ñoo taxaw tem ne non à l'expropriation des terres de Guéréo ba pare teg ci ne Décameron dégage. écraser ay nit ñuy liggéey waaw jël jox ko tubaab jàpp nañ loolu injustice la. su amee ku bëgg a nangu suuf si nag du kenn ku mooy njiitu réew mi feggoo ci ak ay jëwriñam ci gis-gisu askan wi. jël bi ñu koy jël nag di ko jox Décameron dañ see consulté wul population Guéréo te ñun dañoo taxaw tey pour dire non à l'expropriation de nos terres. mais fàttali ne président de la République décret bi nga xamante ni moom moo ko signé ak ay nitam dama koy fàttali rek naka moo fi waxoon ne ci Bambilor nañ bàyyi paysans yi nga xam ne dañuy jël seeni suuf loolu bu mu ko waxee nag en tout cas ñun Guéréo sentiraguñu loolu ndax nit ñi ñoo ngi bëgg a jël suñu suuf par force. tey dañoo taxaw pour wax ne ñun décret boobu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. ci gis-gisu askan wi njiitu réew mi dafa bëgg nangu seen suuf si jox ko ay doxandéem yu jóge bitim réew rawatina nag ay doomu Colombie. décret bi de xam dégg nañ daal groupe bu ñuy wax xaw ma Décameron yaakaar naa ñoo ko moom lañ wax. Décameron mooy kan. waaw Décameron de buñ koy dégg yaakaar naa benn société bu yëngu ci wàllum hôtellerie la non seulement yaakaar nañ am nañ hôtel Somone. Décameron moom Baobab bëgg a ñëwaat amaat beneen hôtel bu mu def ci beneen rive bi dëkk lëkkale ñaari hôtel yi jël suñu suuf. loolu kay injustice weesu ko te ñun njort nañ ne loolu de wax dëgg na yàlla jàpp ñu ne lu war a mën a am ci Sénégal bi ñu juddoo la. suuf si ñuy wax nag mu ngi nekk diggante géej gi ak dexu gi nekk ci lagune bu Somone. Mbour Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri.
coowal suuf ca diwaanu Tëngéej naka noonu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci ay seeguy bënn ca quartier bu Coxo ñoom la leen naqar yi mooy seen terrain bi nga xam ne nii fa la ñuy tàggatoo di fa football benn waaye nga jóge fële rek bëgg ko daal di def moomeelam tabax fa te amu ci lenn loo xam te ni yoon may na ko bu ñu sukkandikoo ci seen i ay kàddu nee nañu daal duñu ko seetaan benn yoon ñu teewlu seen i ay kàddu yi ñu dénk Najib Sagna. terrain bi équipe bu Coxo moo ko musa moom. te ñi fi football tey pratiquement lu mat 20 ASC ngi fii yu nekk ci koñ yi fii lii la ñu am pour football ko ñu xëy suba benn waay ñëw taxaw ne moo ko moom nar ko morcelé waa réew mi fan lañ jëm kon xale yi léegi suba la ñuy doon lii moo tax sax mënuñ jël coupe d'Afrique mënuñ jël benn coupe parce que espace bu xale yi am pour war fa footballé war football def divertissement nit ñëw ne moo ko moom waaw moom lu mu koy nëbbatoo guddi gi di ko fi def moo ko moom naka ñëw jël terrain bi leneen lañ si mën a gàttal di wax suñu bakken lañ si teg bañuñu si daara te xam nga dañoo wax ay see guy ba ne bàyyi na violence ay 2 ans ay 3 ans xeexuñu xeex bi nag dekkalaat na yéen laa wax yéen autorité Tëngéej ji xoola yéen boo leen si waxul ku si dugg Coxo sax ñu nax moom la dañ koy jëflante terrain bi ñu ngi koy xaar nag day jaay jubadi fii la buujoo ñoo ko gën a jubadi fuuf ñun bañuñu si dara suñu bakkan bii lañ si gar lii lañ si teg lii bañuñu dee barki Serigne Touba Mbacké na ñëw ñu ngi leen di xaar. On interpelle le préfet, le ministre de l'Intérieur et toutes les autorités. si lépp ñu ne nañu privé mëntuñu dox mëntuñu génn mëntuñu respirer mëntuñu def dara léegi fii xale yi am pour que vacances ñu di fi nekk ñu bëgg a jël ko benn waay ne moo ko moom mais loolu mooy lan lum ñu ko jaral dinañ ko def bu dee jihaad mën nañ ko terrain bii Coxo ñoo ko moom équipe bu Coxo moo ko moom nañ ko bàyyi ak xale yi. ñu dem ca quartier ñetti mbaar ca commune bu Djeddah Thiaroye Kaw foofee nag askan wi nelawtuñu ba yandoor ndax ab poteau électrique a ngi nii nekk fa jamono ji di sonal askan wi xale yi di fo si wet ga te ñu ngi ci jamonoy nawet bu tawee courant bi du wóor ci askan wi nga xam te ni ñu nga fa tax nag ba ñoom fu mu ne nii joxoñ nañu tuuma waa Senelec ne mbir yi daal ànd ak tekkaaral Moustapha Badji la ñu teewlu ay kàddoom ak Théodore Semedo. sunu problème mooy démb bu muy ngi taw waaj a taw dafa am benn ngelaw bu ñëw balaa ndox mi di ñëw ngelaw bi dafa taw bi dafa tàmbale ak ngelaw gi rek poto bi daanu ci biir kër gi bu mu daanoo waa kër gi fekkoon na ñu ngi reer ñëpp yuuxu daal di daw reer bi sax mujj bi taw bi ci ndox mi la ndox mi moo ci mujj ko reer ñu daal di taxaw daal di génn xool ni lan la gis ndeke poto bi moo daanu te tout récemment rek ñoom fan yee bu ñu ñëwee di changer seen poteau yi booy waxoon nañ leen ni comme quoi ne que poteau yi baaxul seen poteau yi lekku na ci suuf fexe leen changer ko gars yi ne dinañ fi ñëwaat pour changer ko mais boobu ba léegi démb le problème en est que dafa mel ni ñoom considéré nuyu parce que démb 22h06 jot naa leen jot ñu balancé ma service dépannage ma woo leen ñu ne ma jël samay filiation jox ma benn numéro 92 543 la dañ ma jox ne ma gars yi dinañ ñëw ma toog fi ba 23h rek dégguma kenn ñëwul dégg gis ma kenn ma dugg dem tëdd yeewu suba teel yaakaar na xëy na biig nu muy taw moo tax ñëwuñu yéen balaa ngeen di kër balaa ngeen di jóg rek catastrophe am te catastrophe man kenn ñaanu ko yàlla daal te assister population bi loo xam ne ni ñoom seen technicité la seen compétence la mais ñu seetaan ba léegi kenn xamul lu muy demee fu mu toll nii taw bi mun na tawaat gën a indaat beneen problème non seulement loolu gis ngeen koñ bi fii terrain de football la booy yëpp fi lañu foo même ba waxtu yi sax nit ñaa ngi fii booy yaa ngi fii di foo ku ci fay sa courant ñu coupé la donc c'est pour problème courant su amee seen poto yi su daanoo dañu war a wër di changer seen i poto yi booy ñëpp a fiy jaar gis nga koñ bi fil bi tey dañ ko mujjoon aj pour ni on ne serait booy buñ ci langaamu. ñu dem ca Diassing ab dëkk la boo xam te ni askan moo fay yeewoo ñu ngi ci jafe-jafe jëm ci li nga xam ne ni moo di sàccum gu njur gi di wàllum suuf gi ak di mbirum kon njàng mi daan nañu ko càmbar nag ca Sédhiou ci ab réunion bu mag a mag boo xam ne nii dañ ko taxawaloon rek ngir daal di amal taxawub seetlu ci dundinu askan wi Lamine Bayo.
benn dëkk la bi nekk ci goxoxaan bu ñu ne Diassine nekk ci côté saw jant bu région Sédhiou ñi nga xamante dañuy yëngu ci mbir mu koom-koom moo xam élève nga étudiant nga ñi am ndombol tànk wala ñeneen ak ñeneen ñoo toog tàmb xool lépp li nga xamante ne mooy rëq-rëq tere goxoxaan jooju mu mën a am. jàngale bi jot nañ koo yëkkati li nga xamante ni. problème Diassine mooy problème ci wàllum mbéy ci wàllum éducation mooy njàng mi ci wàllum santé mooy wér-gu-yaram ak yeneen domaine daal wax nañu ci problème bi mais li ñu xam mooy. mu béy ceeb ji li nga xamante ni mooy suuf si lekk na tool ya. trop parce que woon suñu yaay yi lu ñu doon am ci ceeb ci faro yi tey amatuñu ko loolu lu ko waral mooy xorom si vraiment sonal na leen trop. lu ñu jiw ci ceeb xorom bi yàq ko donc lu ñuy ñaax vraiment suñu autorités yi rawatina suñu maire yi mooy vraiment ñu mën ci xeex pour mën a désaliniser vraiment rizières yooyu ngir suñu yaay yi mën ci vraiment njëriñ. li nga xamante mooy Diassine ñeent goxoxaan ñoo fa nekk Marsassoum Sansamba Bemme ak Djibabia waaye goxoxaan yi yëpp koo fa gis am na jafe-jafe yoo xamante ne tere na leen ñu mën a génn ci Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine. jërëjëf Lamine Bayo ñu dem nag ca fi nga xam te ni moom mooy Sindiang foofee nag ci gaaw a gii l' accident bu metti ba am ca Badiouréh ñoom waa Sindiang ñoo ca ëppale ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ca faatu ndax nag juróom ci seen i ay doom daal di ci ñàkk seen bakken ki nga xam ne moo di Malick Sané ab ndaw la responsable politique ñàkk na ci bakkenam bu nekk tamit président bu ASC bu village boobule ki nga xam ne mooy Dieynaba Diémé nekk ab ndongo doon jàng wàllum tas xabaar moom tamit ñàkk na ci bakkanam Amadou Khalil jéem nañ ci àndal. naxar ak tiis moo amoon foofu si Sindian dëkk la bi nekk si département bu Bignona si dimanche bi village bi ñett si ay doomam ñoo daal di ñàkk seen bakkan si accident boobule bi am si Badiouréh si département bu Bignona si samedi bi ñett ñooñu dañ leen sutural Yankuba Sagna maire de Sindian woote rek chauffeur yi pour ñu def ndànk si yoon bi. tiis boobu foo ko natt rek weesu na fa parce que commune de Sindian village de Sindian kese am na ñetti nit ñoo xam ne ñoom ñoo faatu si accident bi nga xam ne moom la ñuy tudd si semaine bi yëpp si jamono yi si télé yëpp ak si rajo yëpp ñun nag si commune bi am nañ ci ñett ñoo xam ne loru nañ ci seen suñu borom woo na leen ñoom la ñu doon delloo si seen borom tey kenn ki si suba si keneen ki si ngoon si keneen ki léegi nii mu nekk loo xam ne vraiment kenn mënul wax tey commune Sindian tiis bi nga xam ne moom moo fa rotoon tey di continuer di ñaax waaye waa dawalkat yi mooy chauffeur yi ak lu ñu munti yore chauffeur Jakarta ba chauffeur taxi ba chauffeur minicar ba chauffeur 7 places ba si chauffeur bus bi ñi xam ni daal ay nit la ñu yëpp ñu daw ndànk daw ak dal war nañ ko am matukaay pour jéem a xool nu ñuy def pour ay yu mel nii ay loru yu mel nii ay kaaw accident yu mel nii su amee ñu mun leen jël en charge. Dieynaba Diémé moom daanaka étudiante la woon en journalisme communication si benn école foofu si Dakar rob nañ ko si tellum si suba si Malick Sané nekk responsable politique moom daanaka si dimanche bi si ngoon si lañ ko rob si Sindian Ewat Dawda Badji moom chauffeur la daanaka moom rob nañ ko en fin d'après-midi foofu si Sindian Batekel Dawda Badji moom moo mujjee gaañu si hôpital régional bu Ziguinchor si dëkk bu ñu duppee Tangoor yi kooku nga xam ne moom mooy baay ji ak doomam te ñu ñàkk seen bakkan si accident boobule rob nañ leen te naxar ak tiis lañ fa gënoon ràññee Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Amady Khalil Diémé ñu wax nag ci imam yeeg ulema yi nekk ca Bargny doon ñaan nawet bu barkeel te kon njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy kon askan bi boo foofee nag sàkku nañu ci ndaw ñi ñu soppi li nga xam ne moo li seen i doxalin tey gën a kon ñaan wàkkirlu ki nga si seen borom bu baax a baax ñoom dañuy teewlu seen kàddu ki di imam Medoune Meng kenn la ca ñoom ñu teewlu ko jokkoo nag Najib Sagna.
bésu tey bi li ko waraloon mooy dañu seetlu ne àddina bi wala boog dëkk bi yëpp heure bi daana fekk ñu nekk si nawet gis nañu ne daal ndox ñàkk na bu ñu waxtaanee ci suñu biir muy association des imams et oulémas de Bargny yàlla dogal bi ñu ñëw fii tey tàngoon na lool ba ñu defee julli ga ba ñaan ba ñu laan sottal yàlla nangu na suñu ñaan ndax nuzulul matar xam nañ ne alaamatul ijaaba la mandar nga nangu ñaan la kon nag ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin di delloo wax rek ne ñun ñëpp nañu bokk tuub suñu borom gën ko tàllal suñu ay loxo suñu borom daanaka ñun ça va ñuy def moo tax mu def na mu def mais daal li ñuy dénk njaboot gi yëpp mooy nañu dellu suñu borom maasi gi bëri na mooy gi bëri na jàdd gi bëri na lépp loo xam ne mën nañ ko teg si suuf sax pour l'instant ba nawet bi paase nañ ko bàyyi mu dellu si sabar yeeg yi fi caaxaan yi yëpp dañuy ñaan rek nañu dellu tuub suñu borom ñaan ko ndax borom bi ay xasaayinam mu ngi fi ba léegi te lii mooy firnde bu ñu laan bi ñu ñaan boobu ndox wàccewul ba ñu laan pare mu wane boppam donc borom bi mu ngi fi ba léegi. rafetal diggante yi yaatal xol yi surtout loolu nañu yaatal xol yi waaw ku ne li nga yéene sa bopp si mbaax nga yéene ko sa morom ñun ñëpp dañu ñëw nekk ay jaam tàllal suñu borom loxo mu nangul ñu. ñu wax nag ci li nga xam ne moo di CRD bu waajal màggaluk Serigne Abdou Khadre Mbacké sa CRD ba nag fësal nañu fa ci li nga xamante ni moom moo la soxal kon ñi nga xam ne ñoom ñooy comité d'organisation mu jëm na ci lii di wàllum insécurité maanaam daal ñàkkum kaaraange tax nag ba ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yore mbir yi daal nañu wax ne nañ ci xat seen tànk tubéy liggéey ci liggéey bu am solo ba taalibe yëpp mën a ñëw daal di màggal ñibbiwaat ci jàmm si seen kër ki nga xam ne ni moom mooy Serigne Sidi Abdou Khadre Mbacké dañuy teewlu ay kàddoom ak Mamadou Matar Sarr. gouvernement bi jël na ay matuwaayam pour ànd ak njaboot gi sëñ Sidi jiite leen pour jàppaleen ci màggal boobu. lu jëm ci wàllu sécurité waa sécurité bëgg nañ mobiliser lépp lu ñu am ci ay nit indi ko ci ay barrières muy xam police moo xam gendarmerie ñu wax lañ ko def. beneen bi mooy wàllu ndox xam ngeen ne itam màggal gu demee noonu ndox daf ko yore. waaye nag dañu amoon ñetti forage yoo xam ne ci Touba actuellement dafa paanoon ba benn forage bi pare na mu des ñaari forage yoo xam ne ñoo paan benn nag muy forage yu Bagdad boobu moom mënul ña baax avant màggal ñu jëbal ci qualité bii gën daal di ko jël installé ko ci semaine bi ndax gaa mu ngi màggal ci 15 jours moo ci des. sant bu baax a baax ci jotaay bi nga xam ne fekk nañ ko tey jii ñu CRD bu jëm ci màggalu Serigne Abdou Khadre ñu kan dal na bu baax a baax jàppandal li ngeen doon wax loolu noonu di leen sant bu baax di woo ñëpp nag ci bis bi nga xam ne ci leen jëm si mu ngi ko Cheikh Abdou Khadre Mbacké koo xam ne fii liggéey leen yàlla ak liggéey leen di Sëriñ Tuubaa rek moo doon ay tànk ñu ko bëggoon ñëpp moo doon am noonu fu baax fu mu dégg ak fu mu ko dégg mel na moo ko jëf mel na moo ko jëf loolu la bindee woon bu baax rek la bëggoon doon nitam jëpp moo tax saa bu accès yi ñëpp dañuy jàppale seen bisa kon nag ñu ngi ko yëgal ñëpp daal di ñaan ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim jënd ci alhamdulilah ñu dem ba biti réew xooli ji dafa xew dañ ci ànd ak suñu naataango Mamou Diaby Gassama. xibaar yu bitim réew dañ ko daal di door ca Tchad nguur ga daal na jël ab état d'urgence ba nga xamante ne sax tey ji lañ ko war a tàmbale li ñu mel njiital réew ma mi ngi ko doon xamle ci benn tukki nemmeeku bi mu amaloon ca gox ba nga xamante ne amoon na fa ab jàmmaarloo diggante sàmmkat yi ak baykat yi bi la état d'urgence dana am ca bët penku frontière bi nekk diggante Tchad ak Soudan waaye tamit province Tibet yi daan nañ ko ci dugal li ñu mel sax tax na ba kujje politique ba ak ña nga xamante ne ñoom ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama yi daal ci li ab tiitange naka noonu kuréel yi taxaw wàllu société civile daañ nañ tiit ne ni mën na am li ni mel tax ba koom gox-goxaan yi daal di dellu ginnaaw waaye nguur ga nee na bi la état d'urgence dañ ko daal di amal rek ngir mën a dàq bépp fitna bi am diggante sàmmkat yi ak baykat yi.
Grande Île nag ñëpp xam nañ ne dañ fay amal ab trafic bant te lu ci gën a bëri sax trafic bant bi ñu fay amal ñu ngi koy duppee bois de rose lu ci gën a bëri dañ koy daal di rawale ca réewu Chine donte sax dagg bant ak lii di exportation bi dañ ko daal di tere Madagascar daana jël ab ndogal ni jeex na taq ni jamono ji danañ bàyyi di jaay ab bant bi li xabaar sax délégation ministère malgache bu environnement bi moo ko daal di xamle ci benn daje bu mag ba nga xamante ne convention bi taxaw wàllu bu jënd ak jaay ci lépp li nekk ca àll ba te ñu jàpp ne sax ni bés dana ñëw danañ ne mes ca àll ba kenn du leen gis bii nag mooy guletu yoon Madagascar di bokk ci bile lël ba nga xamante ne sax jamono ji mi ngi am ca Genève. xibaar yu bitim réew dañ koy daal di dax képp ca Syrie foofee armée ba mi ngi woy di am doole waaye tamit di gën a dugg ca bët gannaaru ville bi ñu duppee Khan Cheikhoum boobule gox sax jihadiste yi ak waay fuppi ay jamono ci seen loxo la nekkoon waaye gis nañ ne ni ki tey ji ñooñee daan nañ daw dem utali ji feneen xeex bi am diggante armée syrienne jihadiste yi ak waay fuppi tax na ba lu jege ñeenti fukki doomu aadama daal ci ñàkk seen bakkan ñaar fukki junni ak juróom civil daal di daw ca gox boobule bu ñu sukkandikoo ci kuréel bi taxaw ak yelleefu doomu Syrie yi ca réew ma avion syrien ak Russie daal nañ bloqué convoi armée turque ba nga xamante ne sax dafa doon jublu ji ca Botso province Idlib. ci wàllum tàggat yaram ñu wax ci basket coupe du monde bi suñu gaynde yi nag daje nañu ak ki nga xam ne ni moom mooy jëriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram bi ndax nag fële la doon jébbal li nga xam ne moo di raay yi ñu fas yéene daal di nag dem jëmmal ci boobu lépp jongante foofee ca Chine suñu gaynde yi kon pare nañ fu mu nekk nii ngir lu ni mel dañ leen di teewlu wala sax kii nga xam ne moom mooy capitaine bi moom la ñuy teewlu mu ngi wuyoo ci turu Maurice Ndour. tey lu ñu fi indi tey mooy remise drapeau national bi de la part ministère du sport bi moo ñu ko jox tey di ñu accompagner nag ak seen i prière ak seen i encouragement ndax bu ñu demee Chine ñu mun a góorgóorlu relever défi bi puis défendre couleur nation bi loolu moo ñu fi indi woon tey. suñu poule mooy bokk na ci poule bu gën a métti ci coupe du monde bi j'espère que ñëpp xam nañ loolu donc compétition bi di yomb am na équipe yu mag yi ñu war a jànkonteel mais man gëm naa ne ak suñu équipe ak suñu coaching staff bi dinañ def liggéey bu baax bi nga xamante ne tey bu ñu fa demee dinañ mën a défendre couleur Sénégal. objectif bi mooy jéem a dem foofu def performance bu gën a baax parce que bu ñu nax suñu bopp du ñu dem ne dañuy gagner coupe du monde mais tamit bof dañuy dem pour jéem a def performance bu baax jël si ay jàngat waajal encore coupe d'Afrique 2021 bi. ñu wax ci lii di phase nationale sportive et culturelle bu nawetaan yi nag ñu fas yéene ko daal di nag yu ubbi foofee daal ñu fa xaar ay athlètes yoo xam te ni dinañ fa fas yéene ñëw ci njongante gi bokk nañu ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ay encadreur technique tamit ñoom ñu ngi leen fay xaarandi bu ñu leen xaymaa ñëpp nag foofee ca Njàmbur ñu fa fas yéene daal di teew ngir yooyu lay jongante ëpp nañu limu fukki junni ñoo xam te ni ñoom ñoo fas yéene daal di bokk ci loolee nga xam ne ni ñu ngi koy fas yéene waajal ca boobu lépp région ci diirub ñaar fukki fan ak benn ki nga xam ne moom mooy Amadou Kane la ñuy teewlu ay kàddoom jokkoon ak Oumar Kayre. sport bi su dee sport bi football la ñu def football bi dafay nekk junior senior ak cadet site yu ñu daa def fii Louga la Kébémer Daara ak Linguère loolu mooy pour football senior football cadet bi. su neexee suñu borom dafay démarrer le 26 fii football cadet bi tamit vraiment ñu ngi rafetlu ren le fait ñu am 16 équipes comme ni ma wax ni fii ni waaw poule yi fii Louga am nañ fi 4 poules senior n'est-ce pas poule bu ne 4 équipes la def Kébémer am nañ benn poule senior poule bu ne 5 équipes la def Daara am nañ ñaari poule senior poule bu ne 4 équipes la def Linguère benn poule senior de 5 équipes 4 poules la 17 équipes la 3 poules yi 4 équipes la ñu am benn bi 5 fii lañ koy joué loolu nee naa ko kon que ay xale lañu def promotion équipe bi parce que c'est des moyens de 17 ans peut-être y aura des cadets qui auront 11 ans 12 ans et cetera bon on a préféré jouer leen fii kon que fii mu am gazon synthétique donc. football lii di nawetaan phase nationale ca Louga ñu ngi ko fay fas yéene daan nag waajal wala sax ñu door ko tey jii ci ngoon nañu fas yéene door loolu nga xam ne ni moom mooy cérémonie d'ouverture ba ca stade Albouri Ndiaye
tournoi boobee nag daal dina fas yéene ëmb ñëpp ñi nga xam ne nii bëgg nañu lii di wàllum football ki nga xam ne moom mooy Baye Labas moom mooy coordonnateur ba mu ngi ñëwaat ci colos si solos kon boobu lépp compétition ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Gomis. football bi ci mag ñi mooy li ñu tuddee senior yi 34 lañu donc moom moo am chance moom mooy arbitre phase yi moom mi nga xam ni en dehors ces équipes championnes régionales ak vice championne régionale am nañu weneen 8 équipes yoo xam ni ci biir région de Louga lañ koy tànne pour seet ñoom nan la ñuy jogante ñeneen ñi ay régions yi Dakar ay Thiès Diourbel ak Kaolack ñooñu ku ci nekk day indi ñaar boo ko dajalee loolu moo toll noonu ñu def ko ci formule bi nag ni ñu koy defee mooy dañuy jouer phase de poule yi à Kébémer à Daara et à Linguère bu jeexee à partir des 8e de finale ñëpp dellu si ñëw biir Louga ñu eggale fa jongante bu mag bi nga xam ni kii jël raaya ji fa lay jóge incha allahu rabbi. ñu yegg si nag ci ponk mujj bi ci xibaar yi di ci yéenekaay yi ki ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm ci tolluwaay réew mi ak ñàkkum kaaraangeem yemook gouvernement bi jël vacances Walf Quotidien commissaire Sangaré ñu gën koo xam ci Cobra ak policier bi di El Capo ca Thiès daanaka ñoo gën a fës ci waxtu wi le Walf Quotidien ñu fàttali ne waxtu wi njiitu réew mi Macky Sall ak ay ministre am jëlee vacances génnutoon ndax fi réew mi toll ci jafe-jafe tabaski gaa ngi ni wexoon xàtt ci askan wi ndax ñàkkum koom béykat yi ak sàmmkat yi ne ci coono gu metti ndax nawet gu demeegul noonu bu ñu sukkandikoo ci waa Kongad mi xam le ne ñooñee soxla nañu ndimbal soxla nañu ku leen taxawu bëggoon nañu gis ci seen wet njiitu réew mi Macky Sall wala gouvernement am waaye vacances yi nañu yemook ay liggéeykatu société de génie civil di SOGEC toog nañ lu tolloog juróom-ñeenti weer ya ñu feekuwul bu ñu sukkandikoo ci Gabi Diaw mayor seen kàddu yéen cabinet beneen jafe-jafe ne këtt ne jonn te terewul nguur gi jël na vacances di bor bi nguur gi yoreel ay entreprise yu yëngu ci wàllu bâtiment ak travaux publics di BTP yéen cabinet ñu xamal ne ci ministre yi kenn dong moo fi newoon te doon gunge askan wi ci tabaski bi di jawru gi ñu denk wàllu càmm gi di Samba Ndiobène Ka te mujjee naa laaj ca lañ ko dénkoon ndax xar yi doyutoon Walf Quotidien réew maa ngoog ne ci jafe-jafe yéen a bi di l'exclusif xëy ko déggal ne ñaari république a fi am maanaam ñaari Sénégal a am dëkk bi dund ak bi ne ci coono waaye coono googule gouvernement bi yëgu ko njiitu réew mi Macky Sall ak ay ministre am dem nañu vacances yi yemook réew mi ne ci jafe-jafe yu jéggi dayoo ci wàllu koom askan wi dëkkee di ñaxtu njiitu réew mi Macky Sall France la tànn dem vacances yi fa bu dee jëriñ gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ma ngay fo ak gaynde yi ca Fatala yéen a bi di les école doxalin gi ni mel ñu bari ci askan wi jot nañ ko ñaawlu rawatina ni njiitu réew mi Macky Sall ak soxnaam doxalee bàyyi fi réewum Sénégal dem vacances yi ca France te moo ne de am na fi ay bërëb yu bakkane fu nit mun a dem vacances yi ci biir yéenekaay bi am ñu ne njiitu réew mi Macky Sall munoon na dem ca Dindéfelo ca Kédougou wala dem ca Saint-Louis wala mu dem vacances yi ca Casamance ba ci île du Saloum ak feneen ci réew mi ne warutoon a dem ca bitim réew ndax kuy wàlliyaan sa dëkkate gut les échos di ñu fàttali ay kàddu njiitu réew mi Macky Sall ci weeru mee gi ñu weesu ca Paris gamu ne woon fa la yëkkati woon kàddoom xam le ne jot nañu dooleel destination Sénégal maanaam fexe ba wone Sénégal fu ne les échos ne loolee njiitu réew mi Macky Sall jëfewu ko Ousmane Sonko lañu fekk ci biir yéenekaay bi di Vox Populi Ousmane Sonko jot naa ñaawlu ni gouvernement bi doxalee ne ak fu réew mi tolloog jafe-jafe yi askan wi di dund terewul njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement am dem nañu vacances yi njiital Pastef fàttali ci Vox Populi ne tey fu askan wi doon xaare nguur gi bokk na ci wàllu paj mi ci wàllu kaaraange rawatina ñàkkum xew ndaw ñi ak xeex ndool leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi di 24 heures moom njiital Pastef ne xoolal ma li xew ci wàllu paj mi rawatina la xew ci hôpital régional bu Ziguinchor ne tur baa fa ne waaye li hôpital laaj amu fa ndax ñàkkum jumtukaay yi daanaka lu tolloog weer a ngi nii bloc opératoire bu hôpital bu Ziguinchor tëj ràpp la def Ousmane Sonko ne ba tey nguur gi àdduwul jëmee ci li ni mel te njiitu réew mi Macky Sall vacances na gaynde gaa ngay nelaw ca Biarritz Ousmane Sonko yi wax yéene kaa bi di Source A xëy di ñu faram-fàcceel li gàllankoor Sénégal ne du fenn fudul koom-koom gi bu ñu sukkandikoo ci économiste bii di El Hadji Minirou Ndiaye ay kàddoom ci Source A mi xam le ne bokk na ci li gàllankoor réew mi di politique gañu jiital politique gu bari lool ci réew mi njiitu réew mi Macky Sall doon ko faratal lool politique ba la muy nasak la muy soobu faw mu jiital ca politique ay entreprise yu bari ci réew mi mënatuñoo dox ndax ñàkkum koom rawatina bor bi leen nguur gi ameel ñi ne ci secteur informel di dundu jafe-jafe wu tar Walf Quotidien ñeneen ñuy dundu jafe-jafe di fonctionnaire yi liggéey ca sphère ministérielle ba ne ca jam ñaajo googule bërëb bëgg faa dem mënu tatax a dem ndax ñàkkum woto fonctionnaire ya fay liggéey jot nañ ko joytu démb ci seen toogaanu ñaxtu ne jam ñaajo du ngeneel ci seen liggéey ndax gàllankoor yañ fay dund ndox ma doyul ca googule sphère ministérielle bu jam ñaajo lekk ba taxu ko demee noonu seen kàddu ci Walf Quotidien fonctionnaire ya fay xëy ne jam ñaajo
rajo gile saafara la gu jur jàngoro yéena kaa bi di direct info ne saafara amul ci tabaski gi ñu weesu ñu bari ci ay borom kër amuñu xar ndax ñàkkum xar yi te moo ne de Samba Ndiobène Ka di jawr ngi ñu denk wàllu càmm gi digoon na fi askan wi ne xar yi daañu mat sëkk ci bile tabaski yéena kaa bi ne lu tax ba léegi Sénégal bëgg a sukkandiku ci Maleek Mauritanie ngir mun a matal xarum tabaskeem daw coow ci direct info ne ana kañ la Sénégal di demal boppam ba dootul jéegaani xar saay bu tabaski jotee yéena kaa bi di l'observateur xëy di ñu dégtal ay kàddu docteur Cheikhouna Gaye ak la ko jotaleek waa police bu Parcelles Assainies ci biir yéena kaa bi docteur Cheikhouna Gaye mi xam le ne meroon moo taxoon mu poñe kii di commissaire Sangaré ci biir yéena kaa bi di réew mi quotidien docteur Cheikhouna Gaye ma ngay leeral la ca xew ne mosta signé benn procès verbal ca commissariat bu Parcelles Assainies te mosu fa ñaan njéegal yéena kaa bi di Dakar Times ne police ci waxtu wile amee nañ ko ci réseaux sociaux yi bu weesoo mbirum commissaire Sangaré ca Parcelles Assainies yàggul dara policier bi di Maxa Diop ñu gën ko xam ci El Capo ca Thiès coow topp ko ci faatum ndem si yàlla Amar Mbaye te am ku dem ca commissariat ba xam le ne kii di El Capo doonul ki faat ndem si yàlla Amar Mbaye maanaam daal di ko seetal ca lañ koy tuumaal Dakar Times ne jot na kilifay def ndànk ci réseaux sociaux yi inspecteur général Ousmane Sy ak commissaire Bokar Yàgg nañu def ndànk ca daan ya ñu jël te bañ a topp lay xew ci réseaux sociaux yi yéena kaa bi di Le Soleil xëy ak ñu nag génnub àdduna ndem si yàlla Jacques Diouf ca Paris gamu faatoo tax njiitu réew mi Macky Sall yebal na fa délégation bu takku ngir ñu mun a taxaw néewub ndem si yàlla Jacques Diouf mi war a yegsi ci Ndakaaru alxamis gi ñu jëm hôpital principal fa la ñu amalee levée du corps ba laataa ñu koy jébal boromam ca sëg yene ca Saint-Louis ajjuma lay doon. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Abdoulaye Bopp di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal nañ leen yéen ci ànd bu rafet bi fii ci leeru ko jamono baatub ñi amul baat xam leen ne seen kóolte mooy li ñu sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara tewu ko mu aar ñu làqu ñu fa yàq